da ngay gis yenn philosophie xëy di ko wax lu ñu ko war a wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis nit yëkkati làmminam wax ko ay ñaawteef yoo xam ne da ngay bëgg taf say nopp donc qu'il y ait des égarés dans la vie yoo xamante si ni safaan rek la ñuy wax loolu waratul bett kenn ci ñun comprendre nga mais gis nga bu accès pour nga war a def ay choix de ta vie nga réfléchir ci sa àdduna da nga war a jël sa pas-pas que tey ko ne parce que sa pas-pas c'est à vie mënatul denc ci àdduna sa sëriñ ak li tax nga bëgg ko ak lim bind ak ci pas-pas boobu noonu du ab politicien wala ab manipulateur moo war a ñëw di ci indi ay doute wala benn saagakat bu jógee fële man sama sëriñ mën nga koy saaga fii ba suba nga def ko liggéey def ko lekk def ko naan barki alxuraan dama lay xool di la ree parce que da ngay yokk sama cofeel ci sama sëriñ mais nga saaga sama sëriñ ma dem di mbëkk miir ma du ma ko def parce que yow yàlla dalaa dimbaliwul bu la yàlla dimbaliwul doo fekk ab wàllewu yàlla nga koy saaga donc quelques minorités dof yooyu nga xam si ni ñii yàlla da leen alak ci àdduna ñu toog di saaga nit su pas-pas waru ñoo yëngal ñooñu dañ leen war a xool di leen ree ak di leen jàppee ay mala parce que ñooñu noonu ba ci Ousmane Sonko nawlawul ñooñu amuñu numéro du toog ak ñoom àndul ak ñoom ñooñu amuñ ci moom accès parce que ku xam Ousmane Sonko mais da ngay xam yar gi nañ waxante dëgg yi muy wax man su doon man la xaalu naa bu yàgg boole ci sax kàddu yi tegganewul dëgg yi muy wax mais moom su koy wax calme bi muy àndal moo tax nga war a xam ne kii ku yàlla déy la ku yàlla diisal la day wax dëgg yoo xam ne dëgg yooyu day indi tremblement de terre mu ànd ak tekk ak benn sourire bu dal jàmm mu leer la kii yàllaa ko sol kooku caractère bi mu am man aw ma ko kon kooku bu dee yar kase la ci moom la yàlla ci moom la fekk baax ñun ñëpp xam nañ loolu bu dee dal jàmm la ak respecté nit ñi ci moom la fekk baax mais kooku noonu day déplacé wu di dem ci alméeri di seeti di dem ci dëju nit ñi yëg nit ñi te sentirul sax ay affaire u notoriété wala kii nit ñi ñoo naan ko da ngaa war a toog parce que boo demee ci dëj yi da ngay day agité wu da ngaa war a toog sa statut mayetu la ko mu naan foog ma dem ci dëj yi samay nit lan il faut ma dem ci ñoom mu leer la kii góor la kii affaire de star affaire de maa toll nii kooku taxu koo jug ab taalibe la léegi nag mu am des gars yoo xam ni bokkuñu ci benn tarixa daal di gis ne mos a dégg que ne kii bokku ci benn tarixa ñu ne kon ne kii mooy suñu candidat loolu c'est des choses yoo xam ne xel nangu na ko mais est-ce que moom day jëflante ak ñoom ci seen yëfu dof yooyu ñun ñëpp xam nañ que ni du dëgg du am te du mos a am parce que boo dee xool ñi topp di ko jàppale ñëpp yàlla xam na que ni 95 voire plus% ñun ay tijaan lañu ay murit lañu ay layen lañu mais on a fait la part des choses xam nañ que ne suñu pas-pas la mais ci wàllu politique dañ ñoo yàgg a nax di ñu nax ba yeewu dafa jot génération bii mooy la génération consciente décomplexée boo xamante si nii diggante moom ak sëriñam daf koy matal ba mat sëkk mais diggante moom ak li jëm ci wàllu àdduna rôle bi mu ci war a jouer daf koy jouer du def lâchement dem làqatu ci benn ab conviction la nangam ak sàngam déedéet day ñëw jouer ci rôle bi mu ci war a jouer Ousmane Sonko gars yi dañ ko isolé bëgg ko diaboliser bëgg ko def parce que xam nga lan la dëgg lay indi mosoo gis ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy indi dëgg gis nga niñ ko dund Serigne Touba bi muy indi dëgg gis nga niñ ko dund mosoo gis ko indi dëgg am jàmm parce que naafeq yi ils sont bien armés ils sont bien organisés ils ont les médias ils ont les banques ils ont yenn sëriñ yi ils ont yenn waykat yi ils ont donc ñoom pour ñu diaboliser benn nit c'est trop facile mais c'est ñun suñu jeunesse bi mais ñun ñoo war a bañ loolu li tax ñuy nangu jamono ju nekk buñ amee rek benn xéewal bu ñu suñu borom defal ñu naïf bàyyi ay gars yoo xam ne ñoom seen àdduna neex na ba noppi seen i kër yaatu na seen i compte fees na seen i oto bari na ñun ñoo leen di xalaatal lii moo baax. pourtant dans la vie de tous les jours ñooñu duñ ñu faale ci dara duñ ñu faale dans la vie de tous les jours bu politique waxul ñoom ñi ngi ci seen àjjana di ko dund ñoom ak seen i doom ñi ngi ca waaye yow. maanaam ay milliards la ñu yor loo xamante ne lii ci ñàkk baadoo yi lay jógee yaa ngi dégg ñoom bi ñu am problème mu analyse problème mu dialyse problème mu sama rein bi problème mu lii ñoom am na lu ñu jënd loolu lépp donc pour que ñi ñuy noot continuer ñoom loolu seen avantage lay doon mais ñun mais fulla mooy jaay daxaar comme ni ko gars yi waxee ñun un moment donné est-ce que dañuy nangu rek ñu naan ñu bul xalaat non bàyyil ma lay xalaatal kii baaxul kii moo baax et puis ñun ñi nga xamante ni ñu ngi xëy di teg suñu bët li ñuy teg suñu bët ñu bëgg a jël loolu bàyyi ko mu naxasaay parce que am na ku toog fële ne ma bàyyil ma xalaatal la kooku di ma xalaatal dimbali ma bu jotee du ma mës a dimbali moom mi ngi dundi àjjana sur terre mi ngi dawal ay oto yoo xamante ni ay millions lay jaar comprendre nga yor ay kër fu ne mu yor ko fa ay doomam di dund li may moom mu ne ma bàyyil ma xalaatal la li may xalaat moo baax non loolu dañ koy bañ maay tuub loolu ñun dañ ko war a bañ génération bi nii dañu war a use suñu brain foofu la ñu toll
bu njëkk média pour mu manipuler la masse danaan yomb parce que média kese moo amoon benn média moo am nguur jënd ko muy wax li bëgg nguur bëgg mais léegi yàlla dafa def jamonoy internet ak l'information directe nit ñi di ko jot kenn mënatu fee manipuler nit facilement tak 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 nga wax benn wax rek diaboliser benn nit xëy suba def benn fausse vidéo du genre non man damay laaye biir rek jubluwuma ci lii te nga xam ne que ni impact bi mën na nekk quelque chose de très grave impact bi yow si sa fort intérieur xam nga que ni impact bi mën na causer beaucoup de tort yow yaa ko tey def ko ba pare bëgg wëlbati ko naan non man awma ci benn problème fi may waxee damay laaye biir kuy laaye biir doo jël ay nit nga fekk loo xam ne xale bu am 5 ans waroon naa mën def la part des choses yow nga am plus de 30 ans nga jël ay photo teg ko am commentaire boo ci def boo xam ne junju la yaa ngi dégg fi ma lay wax am commentaire boo xamante si nii li nga ci def junju la ba noppi nga bëgg a tay-tayloo kan ne da ngay laaye biir déedéet nit ñi duñ ko bañ gis nga fii am na fi ñoo xam ne buñ leen saaga maa ngi ñaan gars yi parce que aussi il faut ñu comprendre benn affaire yonent bi saxaaba yi doon ànd ak ñoom seen tolluwaay la suñu sëriñ si Maalaaji Maalik Sëriñ Tuubaa sëriñ yi leen waroon ay cheikh lañ ñii ay muxaddam lañ donc ñooñu même buñ daan dégg ci sëriñ bi dañ daan am kawewaayu gérer ko mais fii nii ay xale yu ndaw yu nekk sur internet nga amal affaire ñooñu amuñu tolluwaayu saxaaba yi ak cheikh yi waroon sëriñ si ñooñu boo laalee seen loolu warta laal mën nañ la wax naka sudul noonu ci kàddu yi tegg newul parce que yaa tooñ ci boppam moo baaxul gis nga activistes yi di wax c'est la plupart c'est des losers ni ñuy woowee activistes c'est des gars yoo xam si c'est des gros losers c'est des grosses tapettes yoo xam ne toog seen clavier di wax lañ bëgg toog seen clavier di wax gis nga ñooñu am na ci ñoo xam dañ leen di rax fay leen ne leen saagaloo am ñoo xam dañ leen wax fay leen pour ñuy yàq parce que dañ naan fii lañ féetewaloo seen bopp ba pare raxu nekk ay usurpateur nekk ay imposteur daal di ñëw di saaga au nom de tel alors que dañ leen di fay pour ñu saaga donc ñooñu taxuñu may wax mooy yéen activistes yi toog di wax ay waxi dof pour que ñu jël wax boobu après taxé ko un tel ñooñu noonu taxuñu may wax comprendre nga nañu utiliser suñu xel comprendre nga nañu utiliser suñu xel encore une fois nañu mën a def la part des choses entre suñu pas-pas suñu émotion ci suñu wàllu pas-pas ak suñu raison ci suñu wàllu àdduna mbiru politique gis nga mbir nañ bàyyi di nax suñu bopp léegi-léegi gis nga boo toogoon fii sa kër denc 10 millions sa gàlle benn waay ñëw dugg ci gàlle bi yaa ngi dégg daal di sàcc say 10 millions nga jàpp ko mu ne la barke Serigne Touba di nangam da nga koy pes malgré que sëdd na Serigne Touba parce que tu fais la part des choses xam nga ni kii donte yéen a bokk Serigne Touba moom la Serigne Touba digle nekku ca ab saay-saay la moo tax mu def lii mu def ba noppi bëgg a mbubboo Serigne Touba bëri na ci Tidiane bëri na ci faneen ak faneen li ma la bëgg a wax mooy il faut faire la part des choses nit ki c'est pas parce que dañoo bokk tarixa wala bokkuñu tarixa wala dañoo bokk diine wala bokkuñu diine nit ki da nga koy atte ci jëf yu mu def am na ci ñoo xam ne c'est des tricheurs dañuy sàkketoo ay tarixa am na ci ñoo xam se ni c'est des manipulateurs am na ci ñoo xamante si donc gis nga quand il s'agit de juger sa pas-pas bul nangu say émotion pas-pas parce que nit ki tudd na sama sëriñ wala nit ki déedéet bul nangu lool sa pas-pas ma nga ca suuf mbóot ya foofu dañ koo sceller à vie comprendre nga fi may waxee donc tu fais la part des choses sa pas-pas kenn du ko laal donc c'est pas parce que nit ki day ñëw rek tudd sa pas-pas wala mu wàcc wala lii tu remets tout en question déedéet am na ñoo xam ne man ak ñoom ñoo bokk tarixa ay woyu lañu ay bandi lañu tooñ nañ Sénégal toqal nañ deretu Sénégal tuur nañ deretu Sénégal sàcc xaalisu Sénégal toroxal Sénégal te man ak ñoom ñoo bokk tarixa kon ñooñu du ma leen gis naan ñaa fu ma leen gis bu pes bi mënul jóg xeelu bi en tout cas naa leen wan ka ni lu hostile naa leen wan ka ni yéen du ngeen ay nit yu baax bu leen sàkkatoo sama sëriñ bu leen sàkkatoo sama tarixa fu ñuy xoole ndax nit ku baax la du ñu xool ndax nit tijaan la wala murit la wala ibaadu la wala du foofu fi ñuy xoole nit ci wàllu njiit surtout ci wàllu politique mooy fan la jaar c'est quoi son vécu c'est quoi son comportement fi mu jaar yëpp naka lan lañ ko nettaleel qu'est-ce qu'il a fait quelles sont ses compétences quelle est sa vision du Sénégal quelle est sa vision de l'Afrique quelle est son intégrité quel est son degré d'intégrité nga peser loolu lépp daal ni kii de bu ñu ko joxee am réew mën nañoo jiite
loolu la ñuy xool mais pas kii tudd na sama sëriñ wala waa kii day mbëkk miir bi moo ne loolu ay nax la plupart c'est des usurpateurs la plupart c'est des imposteurs yoo xam ne bu ñu jaaree ci yenn tarixa yi dañuy am créer benn émotion dañ ciy jaar donc kenn waratuñoo nax ci yu nu mel suñu pas-pas dañ koo sele fa yàlla parce que ba ñuy nekk taalibe juddooguñu donc loolu du ab nit mooy jóge fële naan da nga koy dëgëral wala da nga koy wàññi munoo ci Papa Ndiaye li jëm ci wàllu politique nañu def tekk di xool les choses askan bi ñun mënatuñoo dund cette misère cette manipulation ce manque de respect cette humiliation on ne veut plus vivre ça. Il y a des gens qui sont là à faire des leçons de morale, ils sont les premiers à collaborer avec nos oppresseurs. Ils sont les premiers à fu ñu fekk suñu oppresseurs yi màggal leen tuddal leen ay kilifa nuyoo leen ñaari loxo bu ñu leen dalale seen kër yi ñu def ko ay ndam te xam nañ que ni ces gens là sont les oppresseurs du peuple. te ñooñu noonu bu ñu demee ci suñu yenn kilifa yi sax dañ leen di aj grade boo xam si ni grade ay sàcc lañ mais dañ leen di aj ay grade héros yóbbu leen fu kawe te xam nañ que ni ñii ñoo yóbbu askan bi ndóol bi muy dund feebar bi muy dund ñàkk accès à la santé bi muy dund li muy dund lépp nii ngeen gis ne ñoo leen koy mais parce que ay milliards la ñu sàcc rek ñu def leen ay héros def leen ay nit yu baax def leen ay nit yu fréquentable léegi riba la ñuy léegi loser sax bu ko mën a feeñoo day doon cemp ci jàgg yi maanaam bu xaalis bi bëree dañuy fàtte que ni sàcc la dañuy fàtte que ni loo xañ Sénégalais yi la loo xañ sa mbokku taalibe yi la loo fañ forage yi la loo xañ tool yi waroon a sax la loo fañ rajo yi waroon nekk ci hôpitaux yi la nga jël ko dugal ko sa poche yow daal di ñëw ñu bëgg laa màggal di la màggal parce que yaa ngi séddale ay xaalis wala yaa ngi may ay oto wala yaa ngi jënd ay nag teewul ne ab sàcc nga doo noobul suñu bët faalewun la ñun niñ lay faale mooy est-ce que wane nga ngor est-ce que wane nga jom est-ce que wane nga bëgg sa réew est-ce que jël nga li nga moom li ci des nga bàyyi ko ñi ko moom est-ce que bi la Sénégal joxe ndomba tànk sàmm nga ndomba tànk boobu noonu ba lépp loo ciy def mu doon luy jariñ Sénégal luy dimbali Sénégal wala est-ce que da ngaa dem bokk ci benn mafia buy sonal Sénégal da ngaa dem bokk ci benn mafia buy nasaxalal Sénégal da ngaa dem bokk ci benn mafia buy rëppeel Sénégal ñun loolu lañ lay xoole bu nekkee ne da ngaa nekk benn gore benn gayen bu gëm boppam benn gayen boo xamante ni dafa gëm réewam benn gayen boo xam dafa ragal yàlla day sóoraale tëraay bàmmeel day xool que ni riba du ma ko dundalee sama njaboot mu jéem a liggéey di ñafe kooku fu ñu ko fekk héros lañ koy def jaral lañ jox suñu bakkan te Ousmane Sonko ci ñooñu la bokk. fii ak mi ngi ci dynamique boobu nous serons des inconditionnels du ñu ànd ak suñu sago parce que Sénégal moo ñu jaral naaw ci jaww ji dem donc on ne va plus laisser des gens. ñu def nañu defoon Mamadou Dia toog di créer toog di jéem a muuslu di juumlu te juumoo xam nga ni juumoo mais da ngay juumlu jël benn bombe sànni ko affaire bi di explose nga ni non lii li ma ci jublu mooy damaa bëgg y a rien à dire et puis qu'on arrête de dire non le gars il doit sortir pour démentir lu muy démentir benn albafta bu nekk fële ca àll ba xamuñu day tox yamba xamuñu dafa dof xamuñu c'est un psychopathe xamuñu c'est un gars koo xam ne dañ ko jënd ci suuf loolu dara wóor ci ngeen bëgg tous les 2 jours un professionnel un leader charismatique bu yàlla baaxal mu génn tous les 2 jours naan maa ngi jéggalu yéen bëgg a topp ay caprice yenn ne maa ngi tuub maa ngi jéggalu waxloo ma ko xam nañ ni waxloo wëg ko yow ko yaa gën a xam que ni waxloo wëg ko parce que moom li muy wax ak liy démarche wan na la ko ba nga gis ko ci sa bët lan nga bëgg 2 jours nekk mu def conférence de presse maa ngi tuub maa ngi jégalu bu yàggee sax ñu ne kii li muy tuub ak di ko jégalu kon dëgg la mais kii mi ngi vers l'essentiel dem leen ngeen xool li muy def l'Assemblée nationale dem leen ngeen xool ci yii mu dénoncé yi amul benn affaire bu mu dénoncé daf koy jëlal 6 mois d'étude 6 mois d'étude yoo xam ne bu ñuy lekk dinañ tëdd suñu jabar yi moom mi ngi ci ordinateur yi dem di wuti information di vérifier est-ce que c'est vrai di vérifier est-ce que lii ñu ngi koy def Sénégal yi ba mu jaral ko mu génne ko dem dénoncé ko combien de choses la génnee yoo xamante ni dañ ñu ko doon def moom mu dénoncé ko combien de scandales ñoo fi exploité yoo xamante ni il a pris le temps la peine dem fuy na ba mu jaral ko mu génnee ko loolu doo koy dakk yow kooku amatuñ benn ngërëm buñ ko defal koo xam si ni dafa tiim kees gi sàccul koo xamante si ni jéem nañ ko corrompre ne koo xam jéem nañ ko mu tiim lu ne mu def ko sacrifice amatuñ benn jaajëf ak benn massa coono buñ ko def bu dul naan ko am na benn dof bu nekk ginnaaw Canada demal nga wax ak moom lu muy wax ak kooku débile boobu man sax jomm naa wax ak moom. léegi nag li may ñaan mooy nañu défendre suñuy argument te maytu di tontu ci ay saaga parce que lu ñëpp di wax bu yàggee day dem ba mujjee nekk dëgg li ñuy def ñun ñëpp daf ñuy metti parce que dañu fekk góor jàmbaar héros
ñu koy def yenn yi sa xol lay laal ba tax na booy saaga doo ko tey mais saaga moo fajul dara su ngeen bëggee rendre service combat bi su ngeen bëggee rendre service révolution bi su ngeen bëggee rendre service dynamique bi ñu jël lillahi wa rasuli soyez à l'image de votre leader. Il est poli, il est galant, il est intelligent, il n'insulte personne et il dit des vérités. Mais soyez comme lui. Soyez comme lui. C'est pas parce que quelqu'un a accusé, que quelqu'un a dit des bêtises, que quelqu'un a dit des conneries, que nous avons une émotion avec dem saga ko, nous récupérer saga et après. L'autre rek mo len ci intéressé. Même si xam nañ que la personne qui a fait la vidéo ou qui a fait les informations, c'est faux, on le sait. On sait que c'est faux. Mais xam nga lan lañuy jël après booyam ñu dem nañ saaga ko booyam dem nañ saaga ko à force que nag ñu coller étiquette boobu mën na am ay répercussions après. Donc il faut lu ñu mer ak lu ñu tuumal parce que il faut nga am humilité dans la vie bis boo nangoo que ne yàlla nit a ngi xëy di ko saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit a ngi xëy di ko saaga suñu wàll yi ay nit a ngi xëy di leen saaga kon war ngaa nangu ne nit mi ngi xëy di tuumal Ousmane Sonko mais défends-le avec tes idées, avec ta pertinence, mais ne va pas jusqu'à tout le temps nga bëgg wane non man je te comprends je sais que man kaay ma xamal benn affaire xëy na day nekk lu ma dul def ci kaw mais ci suuf am na yoo xam ne bu ma ko gisee yàlla xam na que ni sama réaction day xaw a violente parce que je n'aime pas l'injustice je n'aime pas cette campagne de diabolisation qu'ils essayent. Élection yi passe lu ne dégg nga ko vocal yi dañ ko doon sànni am télé ak ay médias yu leen ci jàppale. Ils ont failli réussir li ñu defoon ci Mamadou Dia ils ont failli réussir ko ci Ousmane Sonko. Maintenant il faut que nit yi dem ak seen xel Ousmane Sonko c'est beaucoup plus profond que de la politique c'est de l'engagement patriotique. Le Sénégal doit être sauvé. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h ay vampires ñoo toog suñu kaw depuis ay nuit de temps ils deviennent milliardaires du jour au lendemain bàyyi ñu ci ndoo loolu moo war a dakk et loolu ku ko tudde politique kon xamoo luy politique loolu jihad la dañu war a sauver suñu réew. Sauver bi du question dañuy génn di sànni ay xeer wala di saaga ay kilifa wala di saaga ci internet bi sauver bi mooy on va essayer de conscientiser tous les jours au maximum ne serait-ce que benn nit par weer jar nañu conscientiser ko c'est ça le combat et ce combat là c'est un combat boo xam ne dañ ci war a dem ak passion ak rigueur ak dynamique ku ci nekk ci ñun tu dois te dire chaque mot boo xam ne su ma ko génnee ça va être taxé ci daru Ousmane Sonko je vais essayer de xool mot boobu mu nekk mot bu positif mot bu instructif mot bu objectif mot buy defaat c'est un engagement personnel il y a des choses yoo xam ne tu les fais de manière personnelle xam nga fi waxee dès le début ngay wax que ni nii laay doxalee nii du ma ko doxalee parce que nii su ma ko doxalee mën naa porter préjudice kii ma ñëw di défendre donc passion bi léeg-léeg day baax mu ànd ak raison te na ngeen xam que ni nu ne dinañ ko ñëwee nu ne dinañ ko jéeme stratégie bu ne dinañ ko teg lu ne dinañ ko def et la solution finale mooy c'est d'arrêter la vérité cette révolution cette jeunesse décomplexée cette jeunesse qui a envie de changer les choses loolu lañ bëgg a dakkal parce que dafay menacer seen privilège yi ñu nekkee mooy dund ci kaw askan bi nekk ay milliardaires ci askan bi di séddalante ay milliards di séddalante ay hectares di séddalante ay littoral seen ay doom nekk ay buur suñu kaw ñu nekk ay jaam di dee xiif ak mar ñàkk a faju c'est ça le problème foofu la ñu toll et foofu ñu toll nag moo war a waral ñun ñu am benn motivation bu extrême parce que loolu ñun dañ ko war a changer loolu dañ ko war a changer te di ngeen war a xam que ni nit yi nga xamante si ni nag ñoom lii ils vont tout faire parce que seen ay naxaate mooy waaj a feeñ jeunesse bi moo nangootul nga toog seen kaw jàppaleen ay xar télé bi validé mbër yi validé waykat yi validé rek daal ne kon man validé naa loolu la jeunesse bi d'accordatul jeunesse bi dafa bëgg mbir yi cenc jeunesse bi dafa bëgg ñoom bu ñu mënta dund sax lu yemb en tout cas ñu xeex ba seen doom yi bu ñu ñëwee dund lu yemb mais fii on se laisse faire fii on se laisse manipuler fii on ne fait pas la part des choses entre suñu ay émotion ci suñu wàllu pas-pas mooy suñu ngëm comprendre nga ak ci suñu wàllu maanaam les choses mondaines maanaam les politiques et tout ça fii on ne fait pas la part des choses à ce niveau là tey jii nii dañuy bëgg a moi je vois parfois des gens dañuy bëgg a toog entre deux chaises parce que dañuy bàyyi seen émotion en tant que ab taalibe mu yóbbaale leen ba dépasser seen raison
parce que wane woon nañ cofeel ci benn nit wane cofeel ci benn nit ba nit boobu juum mais ci juum te boobu juum day mën na koy défendre ali say pas-pas te moo ko tey juum ko doful léegi bu ko defee yow ci dëgg ci tàng-tàng bi ci dégg ni waaw come on mais non waa ji nag ku baax la quoi ku ma fonkoon la pourtant li mu wax ne rek nga commencé bëgg a baab sa bopp parce que yaa ngi bàyyi say émotion mu yóbbu la ci foofu noonu te xamoo que ne le gars il te manipule le gars il te manipule moo la ëpp xel téeméeri junni yoon il traîne avec certaines politiques il va aller voir il se fait recevoir par d'autres politiques donc juum ak laaye biire ak teg un plan c'est différent maintenant il faut répondre mais avec des arguments il faut pas aller insulter parce qu'il y a des gens yoo xam ne au final dañu dem ba mujjee gëm accusation boobu et c'est une fausse accusation parce que Sonko n'attaque jamais les gens de manière personnelle Sonko ne défend que les intérêts du Sénégal foog ñu sàccee comploter ñu jaay suñu fer jaay suñu littoral jaay suñu la mu ñëw ne lii du ci dal nga il a fait bi muy nekk inspecteur ba bi ñu koy dàq mais c'est ça la démarche donc les gars il va falloir que yii ni gars yi di jëm ak yii ni gars yi di def ñu réfléchir ci bu baax a baax gis nga ils sont très intelligents mais mooy xam nga nit ki aussi ngëmam daf ci xaw a fànn. Il est possible très rapide et très facile nga nax ko ci ngëm-ngëmam parce que ngëm-ngëm dafa yéeme tu perds pied très rapidement et foofu lañ jaar Mamadou Dia ci ngëm-ngëm leen ko jaar Mamadou Dia ils ont écrit des lettres à son nom yónnee ko ay sëriñ ay xalifa di ko fenal bind ko signé ko à son nom comprendre nga ils ont fait des trucs de ouf mais loolu noonu c'est vrai que ni pour nga manipuler nit ñi ci seen ngëm-ngëm mais c'est day yomb maintenant comme nous yàlla dimbali nañu ba loolu teel nañ ko xam bu nit ñëwatee bëgg a jël direction bi mu yóbbu ko ci ay affaire u ngëm-ngëm dañuy def tekk bàyyi ko mu wax ba àggal ñu def la part des choses parce que ñun ñi nga xam ne ay taalibe lañ nekkul ne ab politicien wala kuy topp ci ginnaaw ab politicien moo war a ñëw di am lu muy yokk ci suñu pas-pas wala lu muy wàññi ci suñu pas-pas donc tant que tu ne fais pas la part des choses entre say émotions sa ngëm-ngëm ak sa benn raison boo xamante si ni mi ngi ni mën nga juum ci sa réaction mën nga mer mën nga sax le doute mën na placé wu parce que je vois des gens dañuy ñëw daal ne oui man je suis passé fois mais franchement Sonko doit vraiment faire une communiqué de lan benn samba boy yow benn boy yoo nekk fële di wax ay bêtises te ñaata ci ñun ñooy xëy di def ci mbubboo Tijaaniya di def ay toj ci turu Tijaaniya est-ce que dañ naan xalifa bi doo jubbanti que li xalifa bi li mu war a def na ko ñaata ñooy mbubboo ci turu Serigne Touba di def ay toj yoo xamante si ni xel nangu est-ce que dañ naan Serigne bi doo ñëw wax ak kii dañuy xam que ni Serigne bi mission mat na ñi bëgg a dégg nañ ñi bëgg a topp nañ mais amul diine jooy dem amul organisation booy dem boo xam si ni c'est parfait à 100%. Il y aura toujours des brebis galeuses il y aura toujours des égarés des fous furieux yoo xamante si ni même borom organisation bi day muslu ci ñoom nan la xel di jariñ nga bëgg na kooku daal di taxaw di def conférence de presse di topp ay quelques caprices chaque 2 jours mu def benn communiqué daal ne waaye maa ngi tuub c'est pas moi kële xaw ma ko kii li muy wax bokkul ak sama discours tous les 2 jours mu def ko ku dee naan na ko def moo la ab xale bu ndaw la Ousmane kilifa la nañu waxante dëgg c'est un leader lu tax ngeen bëgg di ko laaj ay compte tous les 2 jours te lim leen di servir ñun ñoo ko amel njukkal moom lim ñuy xëy di ñu servir nous le peuple mais le gars il se sacrifie pour nous limite il a fait la prison topp nañ ko yónnee nañ service secret yi lu ne def nañ ko pour yóbbu ko kaso assemblée nationale def nañ fi seen commission d'enquête ñun la bëj carte gi ci loo xam ne ñun la doon sauver ñun la doon dimbali suñuy 94 milliards ils ont failli l'amener en prison ils dëpp nañ carte gi yónni seen ay député ñu dëpp carte gi bu ñu ko yóbbee prison et ce gars là 94 milliards yi ñu jaajëfal ko au lieu que ñu dooleel ko au lieu que ñun aussi ñu massawu ko ñu koy des détails de quelques débiles qui sont au Canada wala aux États-Unis wala en France ñu ne ko ñu
pas déconner mes gars. Non 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 il faut pas déconner mes gars ni nga xam te dëgg ñun di ay xale aussi tu vois xale sax day bañ il faut pas déconner xam nga mën nga dëgg gis dëgg nga gis dëgg après tu fais semblant de faire semblant mais foo soo ngëm yaa nga tu dis que quand même tu vois li ñu ni sama régulation ba jàpp ci loolu benn débile bu nekk fële ca xaaj di def ay débilités cela n'engage que lui te loolu képp kuy xalaat xam nga ne lii mooy la vérité mais après intérêt yi day dugg en jeu intérêt yi day dugg en jeu xam nga nu mu tudd waa intérêt personnel yi calcul ambition politique calcul yi day dugg en jeu après les gens essayent de pression y a des gens tu amul xaal quoi nañu waxante dëgg donc voilà man sama fait mal sama gis naan doo faju am sécurité waaw maa ngi dama son baaxee ngeen wax ko xam naa ne le son wa quoi réseau bi moo jaay après
leen ma maa ngi